ñu yegsi ci interview tech bi ñu dalal tey jii ñaari gan Ben Diop ak Nafissatou Diouf ñoom ñoo taxawal benn start-up benn plateforme boo xamante ne dañ ko dippee Sen Vital tey jii lañ koy lancé fii ci Ndakaaru muy di benn application boo xamante ne day yëngu ci wàllu médecine bi Ablaye Cissé moom moo sekk waxtaan ak ñoom. Ana Rocha jërëjëf ma fii dalal lay invité ni ñu koy waxee 2 pour le prix d'1 xam nga loolu mbégte la ñaar laay dalal tey du nuy faral di dal tout le temps sama càmmoñ Ben Diop la Ben maa ngi lay nuyu. maa ngi ziar mbokku auditeurs yëpp tamit. waaye ma njëkkee ci soxna si nga àndal sargal jigéen soxna Nafissatou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay maa ngi nuyu Sénégalais yëpp. mu di ngeen ñëw fii bëgg a waxtaanee ñun application bi ngeen développé muy Sen Vital application boo ko déggee technologie la Sen Vital ku ko déggee xel mi dem ci wàllu wér-gu-yaram ana lan ngeen indi technologie bu ngeen di appliquer ci wér-gu-yaram lan la dëggantaan. dañuy indi ay pexe yoo xamante ne dina mën jàppale docteurs yi ñu mën def seen liggéey bu gaaw bu gën a efficace. waaw mais yow boo ma nee dinañ jàppale médecins yi te yow doo docteur doo infirmière doo matrone doo sage-femme liggéeyoo leen dara ci wàllu wér-gu-yaram c'est-à-dire concrètement naka ngeen di dimbalee médecin bi pour liggéeyam gën a yomb. non di nga leen di indil comme ni ma ko waxee dama leen di indil ay pexe léegi si pexe yooyu noonu ay carte laa bëgg a wax carte wala ay bracelet yoo xamante ne dina am information yëpp information patient yëpp donc du coup dinañ mën suñ jotee information yooyu noonu dinañ mën def seen liggéey nu mu ko waree. ba léegi comprendre ma nu yëf yi di demee de boo ma ko expliqué wul bu mu gën a leer. wax dëgg fa yàlla xam naa ne auditeurs yi tamit comprendre guñu wala ma làmb benn bopp benn affaire yi concrètement lan la. non maanaam daal Sen Vital ni muy fonctionner Sen Vital ñun dañoo ñëw mu am léegi ñett muy Sen Vital moo nekk nii médecins yi nekk nii professionnels de la santé yi ak patients yi léegi ñun Sen Vital li ñuy def mooy dañuy jël yombalal diggante médecins yi ak patients yi dañuy yombalal médecins yi seen liggéey yombalal patients seen liggéey. ni muy demee diggante médecin ak patient soxlawul courtier de. mais lan ngeen leen di yombal ñun dañoo taxaw li mu yombee dañoo ñëw Sen Vital dafa ñëw indi carte indi bracelet indi ay càkk li muy demee mooy soo jëlee carte yeeg bracelet yooyu noonu dafa am benn dessin bu ci nekk tubaab bi di ko woowee QR code. léegi loolu noonu su fekkee ne patient bi dafa ñëw présenté ko ci médecin bi moom dañ ko jox ay tablette Sen Vital da ko jox ay tablette jox ko connexion internet su ñëwee day jël rek scanner information yi noonu su ko scanner ak téléphone bi mu génneel ko léegi da koy jox turu patient bi dina ko jox groupe sanguin dina ko jox allergie am dina ko jox antécédents médicaux yi suñu plateforme internet bi tamit dina permettre tamit patient bi su fekkee dafa bëgg gis médecin mu dem jël rendez-vous ne man tey 8 heures la am rendez-vous ci médecin bi 8 heures mu fekk ko fa 8 heures et quart fekk ko mu jóge fa donc ñun dinañ yombalal côté yooyu noonu daal nga xamante ne urgence su amee médecin bi dina am information yëpp ngir mën a faj patient bi tamit su bëggee gis médecin bi dina ko permettre mu mën xam ne heure bii laa koy am heure bii laa koy jóge ñoom ñëpp nekk ci jàmm. non sama gars yi xaar ma jàppale leen xam nga technologie bi mooy dox ba bu njëkk ci ay carte à puce la ñu tolloon puce bi boo ko jëlee boo ko dugalee ci lecteur mu jox la information yi ci nekk yëpp technologie di dox ba léegi ay QR code la maanaam ay code barre yoo xam ne nii bu ko laser bi liiree rek day mën a capter la ca nekk yëpp ci ay information noonu la mu def naa sama explication moo gën a leer de maa leen gën a nand affaire bi kon mais léegi yéen naka ngeen di fexee ba c'est-à-dire que information yooyu nekk ci seen QR code bi c'est-à-dire nan ngeen koy dajalee nan ngeen fexee développer seen application ba nit ñi bokk jëfandikoo ko. maanaam daal sénégalais bu nekk ñun dañoo am ñetti application nga xam te ne mën nga ko télécharger sa téléphone suñu site internet tamit n'importe quel téléphone boo yor mën nga ci dugg soo ci duggee rek da ngay inscrire soo inscrire nga joxe léegi yenn information yi maanaam di nga joxe sa tur ak yenn information yi léegi nag soo demee nag ci médecin bi léegi médecin bi moom après moom moo lay renseigner groupe sanguin moom moo mën a dugal sa groupe sanguin moom mooy dugal sa allergie mooy dugal sa antécédents médicaux mais soo xasee ba inscrire ci plateforme bi rek ci saa si rek te dessin boobu noonu ñuy wax du QR code bi di nga ko am léegi dessin boobu noonu du QR code bi moom moo rassembler sa information yëpp léegi nag moom la ñuy jël après def ko ci carte def ko ci bracelet def ko ci lii yow yaa xool léegi support bi nga xamante ne moo la gën a arrangé nga def ko su fekkee ne yow da ngay dox sa portefeuille nga ko bëgg a dugal nga jël sa carte su fekkee da nga ko bëgg am ko sam ko sa loxo nga jël takk ko mu nekk sous forme de montre wala bracelet su fekkee da nga bëgg tamit taf ko sa téléphone nga jël sticker taf ko sa téléphone wala nga taf ko feneen foo xamante ne daal moo la arrangé yow. maanaam war nañoo mën a yegg ci sama technicien bi Assane Diouf bu doxee ci mbedd mi ba xam nga rek xaw a xiif yooyu kon weeru koor gi la ñuy jublu mu daanu yoratul ak sagoom mënatul wax. mën nañoo xool ci kalpeem. buñ ca gisee carte boobu. bu ko docteur bi scanné rek
dana am information yu mu aajowoo yëpp ci Assane Diouf ba xam ndax am na sax ay antécédents santé ndax dafa ànd ak i farimata am déet. wala boog daan na daanu ay yësi ni ñu koy waxee. wala wala yeneen ak yeneen wala mu diabétique nga xam ne duñ ko mën a poosé ndoxu suukar ak yooyu lu mën a nekk la. lu mën a nekk la te comme ni nga ko waxee rek dina arrangé lu bëri suñu mbokk njaayeen yi xamante ne ñoom lépp nga xamante ne daal lépp loo gis rek comme loo gis rek di lekk wala dara mu def créer la allergie nga dem hôpital léegi soo demee hôpital sax dina permettre médecin bi su scanné dina ne kii feebar na mais nekkate dafa allergie telle substance mu ne nekkate kon xaamu xool est-ce que allergie bi lii nii la su gisee ne allergie bi lii nii la mu permettre ko mu xam na la koy fajee bu gaaw te xam nga ne médecin bi su fekkee xamuloon ne kii dafa allergie lii kon dina gën a métti médecin yi xarañ nañ trop mais dina gën a métti si ñoom accident tamit soo accidenté ñu jël ne accident am na kii war nañ ko may deret mais foog ñu def analyse kii nii mais médecin bi dina gis ne groupe sanguin bi lii la donc dina ko yombal pour ñu gën ko may deret comme ni nga ko waxee rek daal day gën a yombalal daal liggéey urgentiste yi ak liggéeyu médecin yi. mais Nafissatou Diouf fan ngeen toll ci fexe ba lii ngeen créé c'est-à-dire médecin yi structure sanitaire yi centre d'urgence yi di ko jëfandikoo ndax ñoom bu ñu ko jëfandikoowul xëy na du amal nit ñi solo ndax bu ma ko amee man patient dem hôpital ñu ne ma non ñun xamuñu lii. lu am solo fan ngeen toll ci démarche yi pour ñooñu jëfandikoo ko. non instant yi fi ñu toll nii ñu ngi en partenariat ak ay hôpitaux ak ay centres de santé yu bëri yoo xamante ne justement ñoom dinañ ko mun proposer seen patients yi. waaw mais lu tax ngeen xalaat seen xel dem ba màcc ñu ne technologie bi daal nañu fexe nuñ koy dugalee ci wàllu santé bi pour mu jëriñ suñu askan lan moo leen ci dugal naka ngeen ci yeggee. dañoo perdre ay nit yoo xamante ne dañu jege woon te xamoon nañ ne solution bi su amoon xëy na loolu noonu mënoon na ñàkk. start bi ngeen ko créé ci fukk ngeen di war a toll ci domaine yi ngeen di liggéey yow yaa ngi ci wàllu domaine technologie chimique technologie alimentaire waaw xanaa mën nañoo yegg ci technologie boobu nga wax sa gars yi ëllëg ñoom ñu jàppale la ñoom tamit développer yeneen application yoo xam ne. ci wàllu alimentaire bi lay doon xam nga léegi technologie moom mu ngi ci lu ne. waaw loolu moom mën na nekk moom. ci yan pexe ci lan nga xalaat wala géntagoo ko xalaatagoo ci dëggantaan ba xam ci ban yoon lay jublu. non mais xam naa ne daal dina mën nekk daal peut-être ay solution yoo xamante ne ci wàllum lekk ci wàllum transformation lekk bi la xam naa ne tamit dina mën am ay solution yu mel noonu plus tard. Ben Diop yow étudiant nga ba léegi sax ci wàllu intelligence artificielle mooy li ñuy waxtaanee nii mooy robotique ak yeneen c'est-à-dire Sénégal tey lan la gën a soxla ci wàllu woowu ak intelligence artificielle boo ñu ko doon expliquer pour ndaw yi mën koo xam farlu ci lan la exactement. maanaam daal soo xoolee ñu koy wax maanaam lii du numérique bi lii di intelligence artificielle maanaam loo xamante ne day yombalal liggéey maanaam lépp loo xamante ne nit ki da ko doon defal boppam wala sax nga tiim machine nekkoon léegi di wax machine bi mu def lii machine bi si boppam moom mooy defal lépp léegi da nga koy jël programme ko teg ko ne ko lii laa soxla moom mooy jël parcours bi nga xamante ne nit ki da ko doon def gi yëpp moom moo koy defal boppam ba di développer léegi si boppam sax ay solution moom boppam donc nag loolu noonu su xoolee bu baax am na domaine yu bëri xamante ne mën nañ ko appliquer te domaine santé bii nii am na ñoo xamante ne dama xamante ne robotique ay robot yoo xamante ne ñoom ñooy dem di opérer ñoom ñooy jàppale chirurgien yi ñuy opérer nga dem yeneen domaines yi nga xamante ne comme li fi mel ne oto yi la oto yoo xamante ne ñooy dawal seen bopp léegi donc loolu noonu yëpp ay solution la yu bëri yoo xamante ne tubaab bi tàmbali nañ ko mais Sénégal ñu tamit Afrique Sénégal ñun tamit dañ ko war a tàmbali na soo xoolee baax sax su ñun sax suñu bopp lay gën a yomb ndax li tout ce qui est cadre juridique beeg yooyu noonu yëpp sax ñun maanaam comme si dañuy door a door te loo xamante ne yow da nga ciy door a door ci lay gën a yomb ci lay gën a yomb daal. Ben man day robot buy opéré moom ragaluma ko sax mais dama ko xaw a seexlu wax dëgg fa yàlla sama xel daal. tàmbal na ba noppi de xam nga nit. am na yenn yoo xamante ne nit foog mu takk lunette ngir mën gis ko et tout mais nga am robot boo xamante ne moom dina la ko diwal ba génne la ko précision bi loo xamante ne kenn mënu ko xalaat médecin bi su ko amee day jël médecin bi mooy xool moom mooy contrôler machine bi day yombala liggéeyam rek gis opération boo xamante ne du doon durer ay heures léegi yenn opération yoo xamante ne ay minutes lay durer ñoo xamante ne dañ la doon opérer téye la ay jours léegi médecin bi ndax technologie ni mu avancé léegi da lay jàppale ba nga xamante ne léegi médecin bi dañ lay opérer léegi quelques heures après ñu bàyyi la sax nga fanaani sa kër. Ben yow mi mën ngaa defar robot mu toog di waxtaan ak sama Assane Diouf mii sama technicien bi. fi ñu toll nii daal man jàng na li ma jàng ñu ngi koy appliquer santé mais plutôt yeneen domaine comme yi nga xamante ne da lay jàppale yoo xamante ne sax du santé sax comme par exemple nga xool téléphone mu xàmmee la sa kanam tëjil la wala nga xool si nga nekk sa buntu kër nga ne ko ubbil ma buntu bi ak yeneen yoo xamante ne bëri na gis nañ fi
suñu xarit yoo xam te ne développé nañ fi ay drone la ñuy xool tourné xool drone ne ko jàddal gauche mu jàdd wala nga xool oto ñu jàngala oto ne la oto soo ko bëggee automatiser ne oto bi bu ko laal baa ko mu door boppam muy détecter boppam ay obstacle di moytu di dem donc yooyu noonu daal ñu ngi koy jàng te tamit ñu ngi xool tamit loolu nan lañ ko mën a appliquer Sénégal incha allah. Nafissatou Diouf ci sa wàllu domaine industrie chimique technologie alimentaire xam nga dañuy faral di tumurankel lu bari lu ñuy defaree ci biir réew mi xam nga dañoo toll ci wàllum transformation suñu produits yi nga produits locaux yi mais pour mu compétitif si international bi dafa am ay normes yu contraignant pour ñun sax normes européennes gis nga mu ngi door a sawar nag parce que maa ngi wax ci domaine am ci wàllu boobu Nafissatou Diouf technologie alimentaire bi c'est-à-dire nan ngeen mën a dimbalee technologie ba li ñuy defar mu xarañ sell set ba mucc ay ba àdduna bi yëpp mën koo jëfandikoo parce que souvent loolu mooy problème bi ci wàllu exportation li ñuy defaree fii ci biir réew mi. ñu ne léeg-léeg muccul ayib wala boog lekk ko sax wóorul léeg-léeg sax gisoon nañ fi ceeb yu ñu naan ceebu plastique la ak yooyu ak yooyu yéen ci wàllu technologie vraiment ci wàllu industrie chimique. lan ngeen mën a indil askan wi pour lu ñuy lekk mu doon lu mucc ayib. surtout ci secteur mbay bi parce que am na ay technologie yoo xamante ne tey dinañu permettre ñu xool ndax est-ce que sol bi ñu war a cultiver est-ce que baax na ay technologie yoo xamante ne dinañu mun wax exactement aspect yi nga xamante ne war nañ ko xam pour que ñu mun xam est-ce que fii dinañ suñ si bayee tel légume wala tel fruit dina baax pour produit bu génn il faut que nga def analyse bu nekk pour xam est-ce que produit bi ngay yóbbu si marché bi est-ce que baax na. Ana Rocha ñun de yàlla bu ñu mujjee lekk carte à puce ndax gars yi ni ñuy defee technologie ba nga koo dugal ci lu ne wér-gu-yaram la ñu njëkkee woon léegi ñu ngi ci wàllum ruuj geeg yooyu ma leen di gërëm di leen sant Ben Diop la ñu fi doon dalal ak Nafissatou Diouf muy ñaari ndaw yoo xam ne ñoo créé start-up bii di Sen Vital technologie bu ñu appliquer à la santé pour faciliter prise en charge maladie dinaa leen bàyyi nag seen diggante ak docteurs yi bu leen jariñee ñu jëfee ko. waaw daanaka sax lancement officiel passeport santé bi incha allah tey jii nii lay am fële ci HLM 5 école élémentaire Kër Yaama 2 dina fa am ay consultation gratuite di ngeen mën faju gratuitement dina fa may tamit ay garab ak tamit prise en charge lépp luy xale ak mag tamit fi ñu fa ñëwee tamit am na ay médecins ay spécialistes yoo xam ne ñu fa nekk dina fa am tamit dépistage cancer col de l'utérus dina fa am dépistage VIH ak yeneen feebar tamit donc ñu ngi leen di xaar yéen ñëpp ngeen ñëw fa soo leen ñëwee ngeen faju soo leen ñëwee tamit ñu proposé leen wan leen tamit lan mooy passeport santé ak yan njëriñ la am incha allah. booy yow xanaa xuñ la woon rubrique bi invité tech bi amul ay dóor. Ana Rocha nañ ko bàyyi mu jàllale donc technologie lañ doon waxtaanee waaye nag sërëxal na ci social bi yëpp mais c'est l'un dans l'autre c'est le social au service la technologie au service du social et de la santé jërëjëf Ana Rocha.